xibaar yi ci RFM. RFM rajo Futur Média xibaaru digg bëccëg gi salaamaaleykum. Mamadou Mohamed Ndiaye. dana bokk ci li ciy gën a fës ubbiteg école tey gi daañu dem ci l'école yu bari xool yëf yi ak tolluwaay gi di kit ci kàddu yi leeral yi bàyyeekoo ci jëwriñ gi ñu dénk wàllu éducation nationale xamle na ne lu aju ci biccoog mbaaloo bi dox ci diggante parents d'élèves ak lenn ci l'école privée daanu ci amali waxtaan ngir seet nu ñuy wutee saafara ci woowile wàll ba tey wàllu njàng meek njàngale mi matuwaay yi ñu war a jël ñeel lii di sàmmonteeg wér-gu-yaram yi ngir gu moytulu lawal corona yi ci biir l'école yi ana fan la ñuy ci taxaw ak lees ci war a def des na ci ànd ak yéen ci xibaaru digg bëccëg gi waxtaan it société africaine de raffinage gi nga xam ne njiit la fa nekkoon jóge na fa amal na leneen njiit lu yees ëllëgu société africaine de raffinage looleet ci xibaaru digg bëccëg gi dana ca bokk buñ ci noppee daañu defub reportage boo xamante ne ji ci cité kër góor gi fa lañ koy defee lu aju ca liggéey yi ñu fa yamal juri embouteillage ñenn ci askan wi nekk ci jaaxle bëggit ñu gaaw ci wuti matuwaay loolee mbokk yi mooy tax ñu xabaare buñ ko tàqarñee ba noppi ci la ñuy dalal Barthélémy Ngom ngir xibaar bi ci réew yi lu ciy gën a fës Barthélémy. fitna ga jolli fële ca Guinée gannaaw ba ñu fa amalee élection présidentielle ba noppi procureur u Dixine nag li mu bëgg mooy teg loxo ñi nga xamante ni ñoo ko doon sooki rawatina ñi faree ci kujje politique bi lu ëpp ñaar fukk ci ñoom ñu ngi leen di wër ci jamono ji jàpp leen ne am na juróom-ñetti fukk Guinéen yoo nga xamante ne jot nañu leen teg loxo ba yóbbu leen ci kanamu attekat bi ca Côte d'Ivoire mbir maa ngay dox nu mu gën a gaawee Henri Konaté Bédié gannaaw ndaje mi mu seq démb ak njiitu réew ma di Alassane Ouattara ëllëg ci àjjuma ji la woolu parti yi faree ci kujje politique bi ngir rek ñu waxtaan seen biir loolu nag doomu Côte d'Ivoire yi ne daal am na njort mu rafet ne mën nañ ca jaare lijjante la ca crise ga foofule daañu dem ca Maroc nga xamante ne ci fan yi ñu dëgmal daana soobu ci campagne vaccination anti Covid am na nag ay laaj yu bëri yu nga xamante ni des na amul saafara amul tontu fi vaccin ba jógee efficacité nan la toll turi vaccin ba kenn xamu ci dara la presse ba xam daal moo di dose ya nga xamante ne ñoo disponible toll nañ ci fukki millions. xibaaru tàggat yaram Cheikh Tidiane Diagne moo ñu koy faram-fàccee luñ ci mën a jàpp Diagne. football danañ ko daal di waxtaanee ak taxawaayu supporteru Sénégal ni ki démb ba gaynde yi doon jonganteeg seen naataango yu Guinée Bissau ci wàllu éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations bu fekkente ne am na ñi nga xamante ne jotoon nañ dugg nag ñett des dañ leen daal di téye ndax huis clos la woon ñoom itam wane nañ seen bopp ci buntu gi ñu daal di waxtaan yi tamit ba tey wàllu jongante yi nga xamante ne dañ ko amal ni ki tey ji ñeel ba tey éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations bu ñu weesoo loolu dañ daal di dem ca Bunkiling di ab département nekk ci région bu Sédhiou ndaw yi fa yeewoo la ñu bëgg nag moo di ñu tabaxal leen seen stade. ginnaaw loolee dinaa leen jukki laslëf ci yëglekaay yi xëy di génn bés bu nekk bu ñu ca noppee daanu ak yéen ci gis-gis tey mbirum société africaine de raffinage ji SAR la ñuy waxtaane ak wàllu énergie ci réewum Sénégal ci njeextal xabaar yi lay doon Aliou Ba moo nekk ci machine bi. ci kaddu gi mbokki nuyu leen rafetlu ànd bi ak rajo Futur Média ni ñu ko junjee woon ci bopp bi la ñuy duggee ak yéen ci yàkkale gi dooree xibaaru digg bëccëg ubbiteeg école tey ji jëm ci élèves yi li ñu seetlu moo di kaddu yu ñu bàyyi nangoo ci jëwriñ gi ñu dénk wàllu éducation nationale moo di njàng mi door na ci l'école yu bari ci réewum Sénégal mi ngi ko xamle ci tournée boo xamante ne ji baaxoo na ko bu ñu ne école tijji na la tukkee ci tournée boobee des na ci dellu si ak Salimata ci suñu yeneen jotaayu xibaar waaye seetlu nañu ne ubbiteeg école gi lamboonay coow dox ci diggante lenn ci waajuri ndongo yeeg ay école privée yuy sàkku ñu fay leen diir bi nga xamante ne ji kon élèves yu toog nañ ko jànguñu ko ci jamonoy coronavirus bi taxoon loole lu aju ci kon moom mi leen mbir ñuy fàttali léeg ne jëwrin gi nga xamante ne ji moom lañ dénk wàllu éducation nationale xamle na ne daal daañu amali waxtaan ngir seetu nu ak déggoo di amee coowule wàll waaye seetlu nañu ne ba léegi coolaa nga ca fu ca mel ne école protestante bu Jëppal kuréel gi jaboote waajuri ndongo yi jàngee foofee ca école ba tey ji dañoo xëyee ab toogaanu ñaxtu ca buntu école ba ak i seeni brassard rouge mu di morso yu xonq li ñu bëgg moo di ñetti weer yu ñu leen bëgg a fay loote seeni doom jànguñu ko lañ bëgg ñu daal ci dellu gannaaw ndax waree su ko fay dàquñu nag benn yoon porter plainte jëmee ci direction école boobee reportage Anna Rocha. ñu ngi sol ay brassard rouge lu ëpp fukk ci ay parents d'élèves taxaw ci kanam buntu école bile ñu ngi ànd ak dal waaye mer bu futu la ñu def Mame Abdoulaye Tunkara mooy njiital association des parents d'élèves de la petite école protestante bi nekk goxu Jëppal. dëgg la ku jàng da nga war a fay ñi nekkoon classe d'examen seen parents yi dañu fay tey jii nii ñooñu bu fekkente ne dañuy laaj ñu ne ñetti weer yooyu nga xam ne xale yi jànguñu ko ñu ngi ko toog
ñu ne da nga koy fay par force pour mën a dem classe supérieure wala pour mën a jot sa carnet de notes mais loolu noonu moo waral suñu taxawaay fii wone ni ñun dañu mer lii jaaduwul. fukki fan ci weeru octobre gilee weesu tàmbali woon nañ ay waxtaan seen diggante ak direction bile waaye ndaje bi nag mujjul fenn ndax déggoo amul ci li jëm ci wàllu frais de scolarité bi nga xamante ne ay parents d'élèves yu bëri fayuñu ko. am na fi ñoo xam ni liggéeyatuñu vraiment ñu ngi interpeller état bi pour mu vider cette question parce que ñun suñu combat bi dafa ne combat citoyen combat bu légitime la. ci biir école bi taxu ko xumb noonu ni ki tey ji ci suba ca étage ba secrétariat bi mu ngi fees dell ak i parents d'élèves yoo xamante ne ñoom dañoo ñëw fay mensualité yi tax mouvement d'humeur bile waaye ci jamono Covid 19 bi ñu nekk nag am na yenn ci waajur yu wax ne école bi ci boppam pareegul ngir dalal élèves yëpp Alassane Sadio ay setam ñoo ko tax a jóg. xoolal fii setul ba pare ñu bëgg a xale yi seen bopp ñoom ñooy fëggal seen bopp table yi. mais c'est pas normal il faut que état bi wax. association des parents d'élèves bile nee na du yem dong ci toogaanu ñaxtu bi mu amal ni ki tey ji ci suba nee na boo moyul dina yóbbu direction bi ci kanam yoon bu ko defee ñoom seen doom yi mën a delluwaat école. jéem nañu jokkoo ak kilifa yu l'école boobee ngir am seen tontu ay numéro bi nga xam ne moom la ñu baaxee ñu nangoo ko ci secrétariat bu école bi numéro bi dañ ciy woote day sonn rek kenn jëlul jombul danañu indi ñoom it ay tontu ci yooyu la wàll ci suñu yeneen i xibaar. jëwriñ gi ñu dénk wàllu éducation nationale leeral ne ministère bu musuta sàkk wala mu musuta sant kon parents d'élèves yi ñu dem ci yoon ak école privée yi leen bëgg a fayloo xaalis Mamadou Talla xam le ne daal ñoo ngi amali waxtaan di ko wéyal ngir seet nu ñu ci amee ak déggoo ministre de l'éducation nationale Mamadou Talla ñu déglu ko ci micro Salimata Aw. dégg naa ñuy wax ne ministère de l'éducation nationale ministère bi sax ñu ne nañu dem justice non ñun si suñu wàll ministère de l'éducation nationale bi ma fi ñëwee ba léegi lu mun ta xew concertation dialogue si noonu la ñu mën a régler ay problème yi régler nañ fi lu rëy ay voile bi régler nañ ko reprise bi def nañ ko lépp si ay concertation man loolu laa gëm loolu laa xam donc du ministère mooy ñëw nga jël sa ñaari entité ñoo xam ne ñoom ñëpp yéen a bokk nga ñu wax ñuy porter leen plainte ñu loolu amul. deuxièmement bi ñu commencé ba léegi mun naa wax ne bu ñu xoolee au niveau national am na si ay écoles privées yu bëri ak yeneen parents d'élèves commencé nañu trouver ay solutions munoo wax ne que jeex na am na encore des na waaye léegi ñu continuer di seet parents d'élèves yi ak écoles yi ak organisation yi fa nekk parce que organisation yu bëri nañu yàlla feef yaa yeneen organisation ñoom ñëpp ñu ngi jéem a seet nan la ñu war a def pour que élèves yi mën a continuer mais li ñu wax rek mooy que élève boo mënta gis li ñuy wax ne bulletin certificat de scolarité livret scolaire loolu bien immatériel la éducation nationale moo ko moom donc élève bi moo ko moom loolu rétention boobu amatul fenn jeex na et également commencé nañu trouver gis ngeen si benn école privée la ñu ñëw ak yeneen école privée yi ñu ngi jàngale maa ngi ñaan foo xam ne mu ngi subsister ay cas yoo xam ne jubawuñu nañu continuer concertation boobu et incha allah dinañu trouver solution. secrétaire général bu organisation des instituteurs du Sénégal di naqarlu taxawaay bi nga xam ne ministre éducation amee na ko ci coow li dox ci diggante lenn ci kilifa yi école privée ak i parents d'élèves ci gis-gisam taxawaay bi ci war dëgg taxaw matoon li mu doon ministre bi wanewu ko ci. ñu déglu ko moom secrétaire général bu organisation des instituteurs du Sénégal moo ne woon ganu RFM matin di wuyu ci turu Amidou Ba. taxawaayu ministère bi et surtout taxawaayu ministre bi ci question boobu vraiment ñu ngi koy ñaawlu waroon na mën a trancher mais nit contrat bi lié déclarant responsable école privée yi ak parents d'élèves yi mooy da ngeen di jàngale ñu fay leen mais ku jàngalewul c'est-à-dire même état day fay après service effectué après service fait yéen jàngaloo leen bëgg ñu fay leen. mais bien vrai nag que effectivement Covid bi indil leen ay coono indil leen ay jafe-jafe moo tax ñu bëggoon état du Sénégal su tranché ba pare jàppale école privée yi parce que c'est important ñoom it aussi vraiment ñu ngi béy seen waar non mais matul mais xëy na nee na doyul moo tax ñu ne. ñi doon laaj 12 millions ñu jox leen 3 millions xam nga c'est très en deçà des attentes. 12 milliards. 12 milliards dama juum ñu doon laaj 12 milliards ñu jox leen 3 milliards xam nga c'est très en deçà des attentes mais nag encore une fois état du Sénégal war na mën a trancher situation bi gën a jàppalewaat école privée yi parce que xam nañ ne aussi Covid bi c'est vrai ñun ñëpp ay impacté lañu
ñëpp impacté Covid bi lañu mais xam nañ ni également école privée yi aussi am nañ ci ay jafe-jafe yu mat donc état du Sénégal waroon na yokk jéegoom yokk gafagaam pour vraiment gën a jàppale école privée yi. chef division contrôle médico-scolaire bu ci ministère de l'éducation nationale di dalal xel yi ci ne lépp lu duy matuwaay jël nañu ko ngir fexe ba ñu wàccoo ak li ñu santaane jëm ci wàllu wér-gu-yaram ngir moytu lawal coronavirus bi mu teg ci ne ci jamono ji nga xam ne élèves yi waroon nañoo dellu ci classe ngir defi examen nemmeeku nañ ci lu jege 20 ci élèves yoo xamante ne ji kon jotoon nañoo amee coronavirus. docteur Alioune Dia ñu déglu ko ci jokkoom ak El Hadji Ndiogou Diène. xoolee école élémentaire ñëppay sol masque CI ba CM2 ba collège et les lycées ñëpp war a sol masque donc pour aar leen te ñuy ñaan aussi ñu jox leen vraiment ñu amee masque de qualité pour ñu mun a noyyi bu baax. par contre boo demee ci école préscolaire bi ñoom xam naa xale yu ndaw lañ ñooñu duñu mën a sol masque mais ñu leen di jàngale ak surveillant yëpp ak gardien yëpp dañu war a sol masque te parents yi aussi ñu ngi leen di ñaan. bu ñu ñëwee ci école yi bu ñu indee xale yi ne ñu taxaw ci buntu bi rek joxe école yi ñu mun leen yeggali ci préscolaire bi. est-ce que amoon ngeen ay cas Covid ci élèves yi doon def examen te reprendre doon cours yi ci weeru juin ba la weesu. waaw xam nga bu njëkk bi bu ñu doon ubbi ci mois de juin bi boobu virus bi baa ngi circulé bu baax. mais tamit élèves yi bëruñu woon 500,000 élèves rek c'est vrai que élèves yi comme population yi temps yooyu la woon am na élèves yoo xam ne amoon nañ Covid bi. mais yàlla def ne boo xoolee ci 500,000 élèves mutul sax ay 20 élèves yu amoon Covid bi te ñoo ñëpp dañ leen ñu ci am na ñoo xam ne am nañu cas symptomatique mais ñu ci bëri aussi dañ leen doon suivre ak service ministère de la santé am na ñoo xam ne sax am nañu seen Covid ba wér ba defaat examen ba admis macha allah donc ñu ngi leen doon suivre te boo xoolee cas yooyu aussi ci presque région yu gën a amoon Covid bi lañ leen recensé mooy région de Dakar Thiès Ziguinchor ak Diourbel. donc sant yàlla. ñu teewlu kàddu yi ay conseils yoo xamante ne ji bàyyeekoo na ci professeur Demba Ba di chef service pneumologie ci hôpital bi ñuy faje gone yi Albert Royer. il faut que nit ñi ñu xam ni Covid bi wàññeeku na fii bu baax te xale yi Covid bi du leen sonal trop loolu gis nañ ko ci suñuy chiffres yi ak aussi lu ci ëpp ay forme simple la wala ay forme asymptomatique Covid bi waruñu tax aussi ñu bañ a dem di yóbbu suñu doom ci école yi parce que bu ñu yóbbul suñu doom ci école ñuy jàng wala ñu yóbbu leen ci daar ñuy jàng lan moo leen joral mooy ñu am déscolarisation xale yi duñu jàng ñu waroon dugg école duñu mën dugg école parce que place du am xale bu jàngul toog kër gënul ci xale parce que loolu day tax ne xale di gën a stressé te tax xale bi di gën a changer jikku day tax xale bi tamit même si nekkinam ak organisation mooy désociabilisation moo lay indi te loolu vraiment day gàllankoor suñu avenir doom waaye nag nit ñi balaa bu ñuy dem école nañu raxas seen loxo bu ñibbi si kër gi nañu raxas seen loxo xale yi nga xamante ni seen at weesu na fukki at wala juróomi ñeent at ñooñu mun nañu sol masque te sol masque def leen war ak aussi ñu won leen ni ñu mën utiliser masque yi ak aussi xale yi bañ a weccante seen bagage yi wala di sedd ay lekk yooyu ñoolu yëpp ak ñu respecter distance sécurité bi et tamit gis ngeen école yi tëj nañ leen lu yàgg te loolu yëpp xale yi fàtte nañ lu bari c'est important que vraiment ñoom ñu delloo ci école yi c'est important que ñu mën a vraiment am vie sociale bu normal jàppale ne tey jiit lu aju ci mbirum ubbiteeg école gi am na conférence de presse boo xamante ne ji secrétariat exécutif national bu syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal ñoom ñoo koy amal loolee kon suba la ponk biñ ci war a waxtaane mi ngi jëm ci njàng mi ci jamonoy Covid-19 ana nu ñu ko gisee ak it lu ci war a doon taxawaayu syndicat yi loolee mooy ponk ba ñu cay waxtaaneen bëccëgu tey gi àdduna yëpp di màggal li nga xamante ne ji moo di woppi pneumo fii ci Sénégal nag seetlu nañu ne daal wala bokk mu di jàngoro joo xam ne seetlu nañu ne lépp ci xale yi faatu te matalu gu ñu juróomi at bokk na ci li koy waral ci àdduna bi yëpp fii ci Sénégal ñu gisit ne waajur yi ñu ñaare ñu ca bari bala ñuy yegg l'hôpital ba ñu xam ne seen doom loole leen dal dafay yeex lu ni mel tax na kon pneumologue yi kon di sàkku ci waajur yi ñuy bàyyi xel bu baax a baax seen doom bàyyi xel bu baax a baax it joojule jàngoro reportage Awa Mbaye ci Gueule Tapée ci table bi di jaay ndugg Siga Diop ñëw nag ngir li muy togg añu bëccëg bi mi ngi yor ci loxo bi doomam bu jigéen di parental bu am 2 at moom nee na li mu xam ci pneumonie di feebaru dënn ma ngi ko jàppee ca l'école ba. feebaru pneumonie moom man li ma si xam naa ne feebar bu lié à dënn la ay soj ak yooyu
xale bi respiration bi maanaam noyyi bi du demee noonu. ki dend ak moom daanaka maasam la moom itam mi ngi boot doomam bu góor am ay weer moom nee na xamul lan mooy pneumonie. mooy bi ngay saqat. waaw xamuma ko nag sama doom moom mos. lii nag moo tax professeur Idrissa Demba Ba ne jafe-jafe yépp li ko indi mooy waajur yi ñu ci bari ci ñoom xamuñu lan mooy feebaru dënn bi te ay ci xale yi ñu tuddee ko pneumonie moom moo jiite service pneumologie bu hôpital Albert Royer. lu nit ñi fii li ci ëpp seen doom bu ñu feebaree wala xale buy wàccu wala bu amee jafe-jafe nooy dañuy foog ni dënn bi moo rëcc alors que loolu le plus souvent du loolu askan bi ak waajur war nañ ci bàyyi xel. ngir ñaax nag waajur yi professeur Idrissa Demba Ba delluwaat ci lan mooy mandarga pneumonie. xale bu amee jafe-jafe nooy wala surtout muy sëqat wala muy dënn bi di riir wala ngay gis ni vraiment muy onk surtout bu commencé onk rek ça veut dire que kattanam commencé na wàññeeku ak yaram bi di tàng même si en même temps aussi muy wàcc wala biir bi di daw loolu vraiment moom mooy mandarga pneumonie nañu teel a ñëw hôpital parce que feebar ba nga xamante ni mën nañ ko faj traitement bi am na. te docteur yi mën nañ ko faj. feebaru dënn bi ci xale yi di pneumonie mën nañ cee fagaru ci noonee dañ koy jaarale ci nàmpal xale yi juróom-benn weer yu njëkk ci dundam respecté lépp lu aju ci ñàkk yi ba noppi kër yi ñu fexe ba moytu saxaar yi ak lépp loo xamante ne mën naa indil jafe-jafe nooy yi tout tànk yi. ak RFM kumpa jeex na. Société africaine de raffinage am njiit lu yees Marième Ndoye Dekheyan moo ko jiite loolee nag syndicat gu jabootu ñu yëngu ci wàllu pétrole ak gaz di xamle li ñuy xaar ci njiit loole bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi Cheikh Diop secrétaire général bu CNTS FC gis na ne société africaine de raffinage war na kon delluwaat ci liggéey ba ñu ko xamee woon waaye it lu aju ci wàllu modernisation ñu taxaw ci bu baax a baax beneen syndicaliste di Bakary Touré moom li mu jàpp daal mooy war nañoo fexeet ba liggéeyi ne foofee ci diggante kilifa yi ak ña fay liggéeyee jàmm am fa ñu liggéey ci lu ni mel gëstub soxna Naata Mbaye. amul benn commentaire waaye li muy xaar bëri na CNTS FC am yaakaar ak équipe bu bees bi jiite société africaine de raffinage jafe-jafe yi dina jeex Cheikh Diop moom mooy secrétaire général ba. mooy d'abord jafe-jafe yi société bi daan am di taxaw ak di démarrer waat ci anam yu nga xam ne du anam yu méngoo ak norme yi loolu dakk mais également ñu fexe ba société bi ñi ko yoree li bor fay ko ndax mu mën a dox bu baax dox boobu. bu ñu fàtte ne ay liggéeykat a fa nekk liggéeykat yooyu ñu war leen delloo njukkal parce que société bi am na vétusté bu nga xam ne maanaam société tey raffinerie bi soo ko déjjati woon yóbbu ko Europe kenn du ci liggéey. ay liggéey yu am solo ñu def ko ba mu mat loolee mooy gis-gisu syndicaliste bi muy fàttali ni Sénégal ci boppam moo am mbëbët am place bu am doole ci wàllum secteur bi. société bi ambition la am parce que tuddul société sénégalaise de raffinage société africaine de raffinage et pourtant am na raffinerie yu bëri ci àdduna bi bu ma jëlee exemple Côte d'Ivoire société ivoirienne de raffinage lañ tudd yeneen noonu kon ñun bu ñu tuddee société africaine de raffinage dafa am luñ ci jublu dafay traduire engagement bu nga xam ne dañoo bëgg société bii nekk société bu nga xam ne day positionner Sénégal comme hub pétrolier ci sous-région africaine. boo demee ba ci syndicat national bi ëmb liggéeykatu secteur pétrole ak énergie dañoo jàpp ni coppite bi warul woon a am jamono ji waaye terewul secrétaire général bi Bakary Traoré di wax li muy xaar. coppite bi xaw na ma jaaxal daal parce que am na benn logique bu fi nekkoon benn dynamique extraordinaire de synergie bi nga xamante ne amoon na fi mais on s'est rendu compte que. chaque changement day am benn impact boo xamante ne ñun travailleurs yi duñ ko mën a comprendre. nous espérons que changement yi dina am jeexital ci ñi nga xam ne mooy les travailleurs du secteur. ab société bu gën a am taxawaay jafe-jafe yi jeex liggéeykat yi ñu gën leen a wekk daanaka loolu moom mooy xaar Marième Ndoye Dekheyan mi jiite léegi société africaine de raffinage di SAR. RFM bitim réew. laata xibaaru biti réew yi wax rek ne njiital assemblée nationale di Moustapha Niasse mi ngi kon jot rapport bi nga xamante ne ji mission d'information parlementaire bi doon wuti xibaar jëm ci inondation yeeg nañu ko dugalee kon xaalis ba ñu ca dugal. cérémonie di ndajame di amee fële ci assemblée nationale mission d'information boobee dañu ko sampoon ginnaaw coow li nga xamante ne ji tukkee woon na ci koppar yi ñu ne woon dugal nañ ko ci wàllu xeex mbënd mi ñu bëggoon ci nag am lu leer loolee ginnaaw ndox mu bari mi nga xam ne jaaroon na fi ba juróon fi inondation ci weeru sàttumbar gële ñu génn la.
am na benn waay boo xam ne nee nañu mool la ab néewam moom la ñu gis tey ji ci suba ci diwaanu Ziguinchor fooy dend ak quai de pêche bu Budodi moom waa joojee dafa demoon géej ay mbokkam ñetti fan ñu ko wër gisuñu ko ab néewam la ñu mujj gis néew ba nag ma nga kon ca morgue bu hôpital bu Ziguinchor police it ubbi na ci enquête ngir xam lan moo ci am dëgg-dëgg benn waxtu duy nar fegg ñaar fukki minutes dalal Barthélémy Ngam ci xibaari biti réew yi maa ngi lay nuyuwaat bu baax a baax Barthélémy. maa ngi dellu fay la Mamadou Mouhamed Ndiaye. dañu koy doore ak réewum Guinée foofee ñi nga xamante ne ñoo di opposant ya mu di ñu fare ci opposition bi am na ñenn ci ñoom ñoo xam ne justice teg na leen i gët. waaw teg na leen i gët ba fii sax mu ngi leen di wër procureur de la république bu tribunal bu Dixine moom moo ko xamle ci ndaje gu mu seqoon ak taskatu xibaar yi lañ leen di tuumal moo di fitna ga yeew woon foofu la ca Guinée gannaaw élection présidentielle gañ fa doon amal fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre am na sax ay Guinée yooyu nga xamante ni daal jot nañu leen a teg loxo ba yóbbu leen ci kanamu attekat bi ay personnalité yu bari nag yi ci faree ci kujje politique bi wala naka noonu it ak waa société civile ñu ngi leen di wër ci jamono ji foofule ca Guinée ñu ànd ceeg Soda Thiam. bu ñu sukkandikoo ci yoon nag ñi mbir moomee soxal mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo doom yee fitna ci élection présidentielle yi nga xam ni moom nañu génn kii di Sidi Souleymane Ndiaye nag ba muy joxe xibaar bi nag ak baat bu dëgër la ci àndaloon xam le ni que ni information judiciaire la ngir ay arme de guerre bu ñu sukkandikoo nag ci procureur bi lu toll ci juróom-ñaar fukki doomu aadama ak juróom-ñett daaj nañ leen yóbbu ci kanamu juge bi naka noonu itam am na ay ngànnaay yoo xamante ni teg nañ leen loxo fi mu nekk nii nag am na yeneen nit yoo xamante ni ñi ngi leen di seet procureur bi nag moom daal dinay tudd ay tur yoo xamante ni ay haut cadre lan yu nekk ci UFDG mu di parti kujje gi waaye itam benn turu leader boo xamante ni ca Front national de défense de la constitution le féete mu di Sékou Koundonou di ko faree ci société civile bi moom moomee nag mi ngi daal di jóge ci cellule guinéenne bi di Balai Citoyen nit yooyee nag bu ñu sukkandikoo ba tey ci procureur bi dañoo rek sànni ay baat yoo xamante ni loolee day yëngalëp réew ci at mii nag ñu gis ni bëri na ci ay membre FNDC yoo xamante ni tegoon nañ leen ay daanub kaso ci jëf yu ni mel waaye itam bëri na ci ñoo faree ci FNDC waaye itam UFDG yoo xamante ni jamono ji ñoom it ñi ngi ci guuta ba ñuy biral xibaar googee nag en direct la woon itam ci réseaux sociaux yi loolu moom moo tax nag xeetu saaga gu nekk gis nañ ko ci commentaire yi. Côte d'Ivoire la ñu jëm Henri Konan Bédié dana daje suba ak ñi nga xamante ne ji ñooy ñi seq opposition ba ca réewum Côte d'Ivoire ñu ci ëpp. waaw Henri Konan Bédié xam nga Mohamed démb la seqoon nag Alassane Ouattara ab ndaje. ba mu ca génnee nag ci la woolu mboolem parti politique yafa ca Côte d'Ivoire ngir rek sax ak ñoom waxtaan loolee nag doomu réew Côte d'Ivoire ñu ngi koy rafetlu ndax nee ñu daal lu bëri mën na ca tukkee rawatina ni ñuy jaar daal ba fitna gi foofu la ca Côte d'Ivoire mën a dakk nu mu gën a gaawee. Félicien Kabouga yaakaar naa tur bi am na lu mu la wax Mohamed Ndiaye mooy mu la ñu tuumaal ne moo financé woon génocide Tutsi ca Rwanda moom nag fële ca tribunal bu kawe googule déglu nañu ko niki démb nu ngi ko tegoon loxo moom Félicien Kabouga ca réewum ca mois de mai ci réewum France la ñu ko tegee woon loxo li ñu koy toppee bokk na ci juróom-ñaari mbir li ci gën a fës nag mu di génocide faat bakkan ak complicité génocide waaye moom nee na bu ñu sukkandikoo ci avocat am nee na daal loolee nu koy tuumaal fas yéenewul benn yoon nangu ko Mohamed. réewum Maroc ci lancé campagne bi jëm ci vaccination anti Covid ci la ñu jëm ci fan yi di ñëw. waaw vaccin ba nag am na lu bari lu nga xamante ne leeru ci bokk na ci fi mu jóge efficacité bi mu am ak it turu vaccin ba sax ba tey waa Maroc xamuñ ci lu bari li ñu xam daal autorités yi yeggee ko presse ba moo di dose yi nga xamante ne ñoo disponible ñu ngi toll ci fukki millions. leeral yi ak Khadim Mbaye suñu ndaw la ca Maroc. ñu ngi commencé di xam as tuut nag ci vaccin bi nga xam ni moom la Maroc fas yéene jëfandikoo ci fan yi ngir xeex li nga xam ni moo di coronavirus ci njëlbeen rek ñu leen di wax ni tur bi ak tey fan ko defaree ba léegi nii autorités yi ñoom sawaruñ ci wax waaye nag xam nañ ni li nga xam ni moo di bile vaccin am na lu toll ci 10 millions ci ay doses yoo xam ni Maroc dina ko am ngir dool du ñu mel. loole nag pour ñu mën cee ñàkk population bi Maroc dina soxla lu toll ci 35 millions baalu ko ëpp ci ay doses ci étape bu njëkk bi waaye nag leneen li nga xam ni jëm na ci date bi ba léegi teyit
kilifa yi ñoom waxuñu ci donte sax nag ñu ngi wax naan lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu logistique maanaam di ko jëlee ci ay région jëmale ko ci barab yi nga xam ni fa askan wi dañ koy soxla ak nañu koy denc yooyu yëpp fi mu ne nii moom taxaw na ba yemb na di fàttali rek buur bi fan yi ñu weesu maanaam bi ñuy dugg ci semaine bi ñu nekk dafa joxe woon ordre ni li nga xam ni moo di ab vaccin ngir xeex coronavirus bi dañu koy door fii ci Maroc bu ko defee ñàkk yooyu ñu amal ko ci nu mu gën a gaawee xeex li nga xam ni moo di coronavirus bi lottal loolu koom-koom bi Khadim Mbaye Casablanca rajo Futurs Médias. Khadim Mbaye ñu jeexalee Mohamed ak tiis bi Jerry Rawlings moo nekkoon na njiitu réew mu Ghana moom nag nangoo nañ ci Jeune Afrique ne daal dafa ñàkk bakkanam ni ki tey jii ci bu muy toll ci juróom-ñaar fukki at ak ñett mu ngi génnee àdduna nag ci benn hôpital bu nekk foofu la ca Accra foofu lañ ko hospitalisé woon sax ayu bés a ngi nii moom nag moo jiite woon Ghana li ko dalee 1981 jàpp 2001 am na sax ay xibaar yu fësal ne daal coronavirus moom moo ko faat Mohamed. jërëjëf Barthélémy. RFM Sport. Cheikh Tidiane Diagne la ñu ci àndal mu di tàggat yaram Cheikh maa ngi lay nuyuwaat. maa ngi lay fay Mohamed Ndiaye. dañuy dellu si ci ndam li nga xam ne gaynde Sénégal ci wàllu football am nañ ko démb seen digg ak waa Guinée Bissau ay supporters yoo xam ne dañoo bëggoon a dem seetaani match yi waaye mujj ñoo dugg ñoom yëkkati nañu kàddu. waaw li ko waral nag moo di match bi huis clos la woon amoon na ñenn yi nga xamante ne permettre nañ leen ñu daal di teewi gi la jongante ci stade Lat Dior bu Thiès ña ca des nag ñoom permettre leen ko waaye teewul ña nga taxawoon ca buntu stade ba ngir daal séntu lii di équipe bu Sénégal ñu ànd si gi suba bus jox tous yu Guinée Bissau génn stade Lat Dior bu Thiès ay supporters sénégalais di leen tàccu. ñii ay soppe Sadio Mané la ñu jàppoon ni kon équipe Sénégal moo génn noonu. xam nga ñun ay sénégalais lañ comme que Covid bi maanaam consigne yi lañ jox gars yi tamit suñu ñëwee dañuy mën a taxaw nii rek. na ngeen doon def da ngeen doon seetaan télé wala rajo yi ngeen doon def. fii dañ doon toog fii di def ay ambiance def nañ ay vidéo sax ci téléphone yi ak affaire yooyu. ngeen doon xamee li xew ci stade bi. non xamuñu ci dara am na ñu doon déglu rajo mais xam nga ñun moom dañoo xër ñun moom xam nga nañ suñu jour gis ak liens yi ñu yëngal. lii nag mouvement la gis nga drapeau bi mooy Dakar Bambari. ñu ngi jàkkaarloo ak yeneen supporters yu yor ab banderole bu am nataalu joueur bu bees bi di Elimane Franck Kanouté. Kanouté donc sama doom la moom laa ñëwoon pour soutenir mais malheureusement par raison de Covid mënuñu dugg ci dénk stade bi donc on était obligé dem à la maison seetaan après la fin du match on est revenu taf pour soutenir notre équipe. Frustration bi romb na 1000% you know parce qu'on aurait aimé être là et soutenir notre équipe et le pousser pour que donc davantage de buts quoi et de buts parce qu'on aurait pu marquer plus de 10 buts. ci seen ginnaaw beneen supporter buy xaarandi bus gaynde yi génn stade Lat Dior. bon maa ngi seetaanee télé mais bu mu paree comme sama gàlle sorewul ma ne xaaral ma ñëw dund ambiance bi nii quoi c'est pour xool joueurs yi gis leen œil à œil comme nu mu ko daan defee mais surtout Sadio Mané sama mbokk parce que moi je suis Casase waaw jógee ba Ziguinchor dañ ñëwoon am luñ kii fii tombeek match bi ñu ne nañ ko xaaraale quoi. mbas bi tax ba dugguñu stade daal di jàkkaarloo ak seeni joueurs waaye loolu taxul supporters yi découragé ci biti stade bi la ñu toog daal di def seen kéem kattan ngir gaynde yi mën a gagné. ginnaaw match boobee am na yeneen i match yoo xam ne danañ leen football tey jile mu tënku ci éliminatoire CAN Cameroun 2022. benn bi sax daal dina door ci bu 13h jotee di heure Ndakaaru diggante Uganda ak Soudan la ci des ci wàllu jongante danañ ko daal di door ci bu 16h jotee di heure Ndakaaru Congo Brazzaville diggam ak Eswatini lay daal di doon. di poule Sénégal Zambie diggam ak ñi nga xam te ñu di waar Botswana Soudan moom 16h dana fekki Ghana ca Accra Cap Vert bu Anarosha ca Praia seen digg ak ñi di waar Rwanda lay dal doon Cameroun mi organisé Coupe d'Afrique des Nations 2022 moom itam mi ngi ci jongante yi ngir waajal mbir mi moom diggam ak Mozambique lay dal di doon 19h di dernière vague rencontre yi nga xam te ñoom ñoo daal di des Burkina Faso ca Ouagadougou diggam ak Malawi lay dal doon Madagascar ñoom ña nga ca Côte d'Ivoire nar fa tasek équipe di éléphant yi ci Abidjan Algérie di équipe championne d'Afrique des Nations diggam ak Zimbabwe ci bu 19h jotee noonu itam diggante Gabon ak Gambie foofule ca Libreville ñu daal di wax ci leen.
leneen loolee moo di waa Bunkiling yi bëgg ñu defar leen ab stade. Bunkiling di ab département nekk ci région bu Sédhiou gune yi nga xam ne ñoo fa yeewoo lu ñu bëgg moo di seen stade googule ñu daal leen ko defaral kon bokk bu ko daal defee daal talent yi nga xam ne ñoo fi daal di nekk mën cee gis seen bopp waaye jàpp leen revendication bi nag ci ko porté ay homme politique la ñu ànd seeg Max Kanfani mi nga xamante ni daal dina teewee tournoi de football bu ñu jotoon a organisé foofu. tabax ab stade départemental bu dëppoo ak jamono ni ko njiitu réew mi di góon ndawi Bunkiling loolu lay sàkku coordination communale it départementale bu COJER Boubacar Mané ay coordonné boobee kuréel ndawi parti bu jiite réew mi ci Bunkiling. le président de la République Macky Sall moom moo jël depuis mu ñëw tournée économique à Sédhiou mu wax ñu Bunkiling war na am stade vu sa situation vu géographiquement ak ni mu toll tey yaakaar ni jeunesse yi nekk fii am talent gis nañ la région de Sédhiou am nañu ay Sadio Mané loolu tamit Bunkiling war na am. ab ñattu bu ñu fas yéene def ak dal jaarale ko ci yeneen anam loolu waral li ñu amal tournoi bi ngir dajale ndawi te it ñaax leen ci boobee mbir kaddu coordinateur communal nekk it départemental COJER Bunkiling. mu ñëw ñu organiser tournoi COJER communal dañ koy def pour mobiliser jeunesse yi ñu doon benn d'abord l'unité et l'union pour que lépp lu ñu sumbandoo ñu xeccandoo daanandoo pour que Bunkiling mën a dem stade bi pour président de la République son excellence mu jàppale ñu Bunkiling amul stade kon loolu tax na ni ma toog en tant que jeune en tant que coordinateur man ne pourquoi du ma organiser tournoi COJER di woo autorité ñi jàppale ñu pour que Bunkiling mën a am stade loolu. tournoi boobu ci mujjantel bi Walidane Kouadé ak Tesito Sukono ñoo doon amal final bi Tesito Sukono mujjee daan équipe bu mu doon joganteel di Walidane Kouadé ñaari bal ci benn. Max Euclide Kamfani ci Sédhiou ngir RFM. kon bokk Mohamed fii lañ koy daal di yemale xibaaru tàggat yaram. maa ngi lay gërëm bu baax a baax Cheikh Tidiane Diagne. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. yegg see génn ci reportage boo xam ne ñu ngi leen ko defal ci cité kër góor gi fii ci Ndakaaru seetlu nañu ne embouteillage yi nam fay mel léeg-léeg day jéggi dayoo c'est ça ñu xëy nag muy mel ne luy gën di yokk loole borom woto yi di ko ñaawlu di sàkku it daal liggéey yi nga xamante ne ñu ngi leen ko fay defal wala pont ba autopont ba ñu fay def kon te war koo tijji ci wedeen bi ñu yembal ko nu mu gën a gaawe Nafissatou si la reportage. ay embouteillage yu mag bés bu nekk te du sax rek heure de pointe yi ci cité kër góor gi oto yëpp foofu la ñuy wutali li ko waral mooy bretelle yu nekkee ci autopont yi féete ci VDN bi te ñu tëj ko ndax liggéey yu ñuy amal ci VDN bi mu waral nag ay déviation ci bërëb boobee te amul organisation dawalkatu oto yi nag di ci jonkonteel ay jafe-jafe loolee la ñuy firndeel Khalifa Wade ak Mamadou Ba. au niveau de Sacré-Cœur xaw na jafe dugg bi ak liggéey bi nga xamante ne moo am au niveau de la VDN xaw na xatal circulation bi donc facilement nga perdre 30 minutes avant ngay accéder ci fi nga jëm. maa ngi jóge Fano 30 minutes laa def si yoon bi ma ça moom mooy loolu dafa xat trop moom mais pexe amul quoi foog ñu muñ rek mooy loolu daal. Modou Fall nag moom chauffeuru taxi la fi mu toll ni yaram bi tàng na loolu ndax mer rax ci dolli tàngaay bi. non fii sawaru ma fi ñëw embouteillage bi dafa metti quoi sonn naa trop kay travaux yi ñu engagé benn yoon ma yàq dëkk bi dañoo waroon a engagé fenn ba fenn pare ñu doog a continuer liggéeyaat feneen fi ci des mais jël dëkk bi yëpp sonn trop laa def naa fi 30 minutes kay def naa ko ay yàq sama liggéey lu bëri. Pape Dieng moom fii la dëkkee waaye léeg-léeg mu am ay jafe-jafe ngir ñibbi si këram wante gis na ay solution. mënoon nañu koy créer bretelle boo xamee ne nii ñii génn duñu sax jotee ak ñiy daw ci VDN bi bu ko defee accès bi gën a yomb léegi nag def nañu déviation bu ñuy yóbbu ci benn rond point bi bu njëkk bi bu ñu demee ba foofu rond point boobu dañ koy tëj ñu defaat beneen déviation jëmi boulangerie jaune pour dellu si war a duggaat ci VDN bi loolu moom problème bu rëy la te loolu. moi je pense que BRT bi mën na ci def lu bare xam ñu nag ndegam dina ak ci zone bi. jamono ji ñu ngi toll ci ubbite école mu mel ni nag tali yi dinañu gën a fees aki woto bés bu nekk waaye rawatina ci zone bile ba tax na dawalkatu woto yi di ñaan ñu indil leen ay saafara nu mu gën a gaawee. Universel Pousse ak seen savon de Marseille créole ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ubbi teg l'école tey gi daanaka yéenekaay boo xëy xool fekk ko fa muy tege journal L'As xëy te xibaar bi ci xët bu njëkk ba di ñu xamal ne lu mat 4 millions yi gone la ñuy séntu ñu war a dellu ci njàng mi di ko amal nag ci jamono joo xam ne ñoo ngi dund ba léegi ci réew mi woppi coronavirus yi Cheikh Mbaw njiital ko si deb di wax ci biir journal L'As ne li ñu dund bi gone yi def examen baccalauréat bu ñu ci defee jàngat bi war danañu mën a ubbi école bi ci jàmm ak salaam Abdoulaye Fane faylu ko ci journal bi moom mi jiite UNAPES Union nationale des
parents d'élèves étudiants du Sénégal mi nga xam ne li ñu ñaan kilifa yi moo di fa ñu tegoon seen tànk ci matuwaay ngir fagaru ci woppi coronavirus gi bu ñu ko teggi waa ministère éducation nationale ci kàddu Mouhamadou Moustapha Diagne mi amee seen communication mi ngi dalal xel yi ci yéenekaay bi nee na xel yi dal ndax élèves yi ci école yi sax la ñuy gën a nekkee ci sécurité Sud Quotidien bind ne ubbiteg école ren gi naruta yomb 4 millions yi élèves ci réew mi yëpp ak juróom-ñeenti junniy jàngalekat ak juróom-ñaar ñoo war a jëlaat yooni école yi ginnaaw juróom-ñaari weeru ñu vacances di ay vacances forcées yoo xam ne mbas mi ko waraloon jugee gu fi ba léegi wax nañu ne danañu fexe ba élèves yi duñu tàncaloo ci biir classe yi waaye loolee journal Sud Quotidien gis na ne du yomb ndax ci réew mi bari na fi école yoo xam ne seeni bang matul boole cekkit parents yu bari ñoo ngi ci fantasiro gu rëy seen digg ak école privée yi leen bëgg a fayloo ñetti weer anki dina kay moom it bokk ci yéen kay yi xëy bokk seen obstacle di dem école ab dossier di gëstu bu yaatu la xëy def ci ubbiteg école gi ci jamonoy coronavirus bi donte nee nañu état bi teg nay matuwaayam ngir aar gone yi ci mbas mi waaye mbirum distanciation sociale gi mu di dandante gi war a am ci élèves yi ci biir classe yi moo nar a xajamel mbir mi di ubbiteg école gi Walf Fadjri nee nañu naruto yombit ca banlieue bu Ndakaaru ndax foofee école yi fa nekk yu bari pareeguñ li koy firndeel yéenekaay bi nañu moo nga ca Kër Massar ni téeméeri école yu manqué juróom-ñeent ya fa nekk ñeent ci ñoom rek ñoo pareegum ngir mën a dalali élève ñu dali ci xët mu njëkk Soleil national fekk fa xibaar bu ñeel jàngalekati réew mi Mouhamadou Moustapha Diagne mi amee communication bu ministère de l'éducation nationale moo fa xam ne ñetti junniy jàngalekat yu manqué ñaar fukk ak juróom yu état bi recruté ngir ñu bañ a dund ren ñàkkum jàngalekat ci jàngalekat yooyee état bi recruté 1975 yi ci élémentaire bi la ñu jëm beneen junni bi des ci moyen secondaire bi lañ leen jëme lu jëm ba tey ci njàng mi waaye ci beneen fànn l'observateur moo ko bind mu di benn élève terminal bu dëkk ca Médina Koura ga ca Tambacounda bëgg ay fourniture yu mu jàngee ren moo tax mu dem sàcc téeméeri saakoy ngooñ ak ñaar fukk ak ñett jaay ko jënd ci ay fourniture waaye jëfam jooje l'observateur nee nañu wex na ko xàtt ndax yoon daan na ko juróom-benn weeri kaso police sub Sénégal Vox Populi nee nañu def nañu démb ab xayma mu di bilan ci seeni intervention ci mbëkk mi di immigration clandestine gi nee nañu jot nañoo dabu lu mat junni ak juróomi téeméer ak fanweer ak juróom-ñaari doomi aadama yu jëloon gaal gi bëggoon a mbëkk wutali bitim réew ci diggante Soumbédioune Bargny Tëngéej Mbuur ak Ndar fa ñu leen jàppe ñiy yóbbuwaate di passeurs yi ci weeru octobre gi ñu génn jàpp nañu ci ñoom ñaar fukk ak juróom-ñeent ñaari téeméeri migrant ak juróom fukk ak juróom-benn Source A nee nañu ñoom la ñu rapatrié ci réew mi démb gaal gu ñu jëloon bëggoon a dem Espagne gaal ga moo suux ci waaxi Maroc yi ñu rungaat leen ñoom ñëpp def leen ci avion delloosiwaat leen ci réew mi jeune réew mi l'observateur xëy nañu xamal lu ñu xewal jamono ji ngir mën cee jàpp ba dumóoyu mbëkk mi di immigration clandestine gi ba génnee ko ci seeni xel ay course xaj ak i combat ginaar la ñuy organiser di ca def ay pari ngir mën ci amub xaalis yëf yaag nañu koy doxalee l'observateur mi ngi ñu koy leeralal li ci la Sénégal lu jara leeral la ubbil journal bi ca Médina Gounass ga ca Kolda la ñu xamal ne kilifa ya foofee mere nañu lool gendarmerie bu Gouloumbou ndax nee nañu dafa amoon ay taalibe yu demoon bayi ca tooli xalifa bi di Ceerno Amadou Ba bay ñibbisi am lante ak gendarme yi ñu jàpp leen fitnaan leen dem sax ba teg leen ñu jàkkaarloo ñu sant leen ñuy mbéjante ci seen biir. Universel Pousse ak seen savon de Marseille créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis. ponk bu mujj bi ci xibaaru digg bëccëg gi yegsi nañu ci moo di gis-gis li ñu ciy waxtaane mbirum énergie la teg waxtaan wi nag ci société africaine de raffinage di entreprise bu ñu ràññee lool ci wàllu fii ci Sénégal mu changé njiit lu yees ñu yàgg fa dégg it ay ñol-ñol ak coow société africaine de raffinage googe danañu ko waxtaane ci gis-gis ci rajo Futurs Médias ñu war a ànd ci waxtaan wi ak Mbaye Sarr Diakhaté taskatu xabaar la spécialiste ci mbiri question yu laale ak pétrole ak gaz Mbaye Sarr Diakhaté maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Mohamed. weneen wàll wit ñoo ngi ci ak Birane Diouf di expert pétrolier doonoon koo xam ne doon na liggéeyee ca fi nga xamante ne ji moo di Petrosen Birane Diouf maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Maodo Ndiaye. baal ma dooree waxtaan wi ak Mbaye Sarr Diakhaté Mbaye Sarr laaj bi tey mi ngi li ma lay laaj mi ngi jëm ci SAR société africaine de raffinage ñoo ngi ci doon dégg ay wax ñoo ngi ci doon dégg yu bari daal di ko ci dégg ñu gis ne kër ga soppi na soppiteel njiit équipe bu bees ndax jàpp nga ne dina mën a tegaat société boobu ci aw yoon. waaw maa ngi lay gërëm Mohamed ci laaj bi man loolu dama koy teg ci dundu entreprise rek entreprise bu nekk surtout boo xam ne dafa am ay actionnaire jaadu na bu ñu jógee jamono ñu changé directeur bi dafa tombé nag ci diggante boo xam ne dafa fekkoon mu am ñaari coow wala ñaari jafe-jafe benn bi moo woon ci li ñu wax temps dafa amoon benn arrêt société bi dafa usine bi dafa taxawoon ci diir beneen bi ci actionnariat bi dafa am ci ñu ko ñu moom kii dafa am ci doon jàppante mais jàpp naa ne loolu lépp liñ ci mën a seet rek mooy malgré lim am taxawul SAR mu am impact ci économie Sénégal parce que SAR dañ ko fàttaliku dafa nekk loo xam ne bu dafa comme Sénégal la xaw a nuru rek moom bu taxawee rek
presque ñëpp taxaw donc yàlla def na boobu léegi coow loolu am na waaye terewul mu ngi doon dox approvisionnement carburant mi ngi ñëw normal gaz bi ñuy utiliser gaz butane bi nga xam moom moo koy defar aussi mi ngi ñëw normal donc mën naa jàpp ne loolu ci lu yoon la lu jaar la daal ci entreprise. jërëjëf Mbaye Sarr Diakhaté Birane Diouf. waaw dañu seetlu ne bon waxtaanee wàllu pétrole wàllu énergie seetlu nañ ne bi ñuy soog a wax Sénégal pétrole ak gaz mi ngi fii ñu ngi ko fii seen toog yooyu bari woon nañu ñoo xamante ne ji maanaam dañoo sóoboon ci yëf yi bëggoon na ñëw bokk ci dem ba mu yàgg ñu gis yenn entreprise yi di rocceeku benn laaj bi mooy ci sa gis-gis ndax dañoo dem ba maanaam amatuñ ci yaakaar wala ndax ni mu leen doon xëcce la leen doon xëcc dëgg moo fi nekkatul noo gisee loolu. waaw Mamadou Ndiaye comme ni nga ko expliqué sànq loolu ci doxalinu entreprise pétrolière yi noonu la ñuy doxee ci comme activité entreprise yu bëri daal surtout que pétrole affaire énergie la énergie bi nag pétrole bi mi ngi dépendre ci prix yu baril bi te xam ngeen baril bi temps yi dafa daanu ñu nekk ci Covid bi activité économique bi wàññeeku au niveau mondial ba nga xam ne daanaka daal njëgu pétrole bi mënatul yéeg alors puisque njëgu pétrole bi mënatul yéeg am na entreprise yoo xam ne yu néew doole yoo xam ne même su fekkee ne ñu ngi woon ci affaire investissement ci affaire recherche bi ak exploitation léegi dañu xaw a xoox suñu xooxee nag surtout entreprise comme ki nga xam ne mooy Phare Petroleum bu nekkoon ci permis Sangomar ak Woodside ak Kern Energy ak Petrosen entreprise yu mel noonu dañuy taxaw dañu naan man kat puisque dañuy jëm ci phase boo xam ne dañ koy wax phase de développement phase bi nga xam ne moo ci gën a cher parce que pétrole bi soo koy exploité phase de développement bi ci biir géej nga koy defee ci ndox bu xóot a xóot ba nga xam ne ay forage yu bare nga ci def nga war ci andi ay équipement yoo xam ne yu complexe yu seer matériel bu seer investissement bu rëy la te investissement boobu soo ko defee su fekkee ne yow sa stratégie du nekkul stratégie à long terme stratégie court terme la comme société yu ndaw yi da nga naan il vaut mieux ma génn parce que xaalis bi ñu ma laaj tey jii pour mu cotiser parce que sama participation du mu ko mën a dajale parce que xaalis boobu yëpp dañ koy leb ci banques yi alors looloo tax ba compagnie bi nga xam ne mooy genre Phare yooyu ñu naan dañu génn jaar seen actionnariat seen action yi mu jaay ko benn société indienne Oil and Natural Gas Company ou corporation. Très bien. jërëjëf Birane Diouf ci leeral yi maa ngi lay gërëm bu baax a baax. fàttali auditeur ne expert pétrolier nga doon nga liggéey ci kër gi di Petrosen gërëm it Mbaye Sarr Diakhaté journaliste la spécialisé wu ci mbiri question pétrolière ak gaz. gërëm leen ci ànd bi ak rajo Futur Média mu ne woon gis-gis ne woon xibaaru digg bëccëg gi foofee kon la ñu cay yem Mamadou Mohamed Ndiaye ne woon ci kàddu gi doon ci ak yéen Aliou Ba moo ne woon ci machine bi réalisation Alaaji Ndiogou Diène régisseur d'antenne Pod Pape Oumar Diaw jaa ngeen jëf ci déglu bi service digital soxna Yacine Pouy ci kanam tuuti dana leen bàyyi ak soxna Aminata Ndaw ci yëgle yi ak tàgge yi ci rajo Futur Média mbokk yi yàlla ñu yàlla dolli jàmm. Universel Pousse yéen jigéen ñi yéen a ngi sol perruque fu ngeen toll yéen a ngi def closure fu ngeen toll waaye nag seen jë seen karaw yëpp ruus ndax perruque yi ngeen di sol ana luy delloo seen karaw ci seen jë mu daal di dellu siwaat Universel Pousse dafay nourrir di protéger di régénérer di toppatoo sa karaw Universel Pousse ñaari produit la raay ko ci sa bopp ndànk mu daal di toppatoo sa karaw lépp luy cheveux cassants mu delloo ko lépp luy cheveux très secs et abîmés mu daal di koy delloo waaw Universel Pousse ñëpp naan dafa